ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. invité de la rédaction mbokki internet ci Safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbég ci dalal koo xam ne si nii nekkatul ku ñuy présenté ñu koy wax Khalif rappeur làmmiñu askan bi moom la ñu fas yéene dalal tey waxtaan ak moom ci xew-xew bi nga xamante ni dal na ci kawam. muy digganteem ak Barthélémy Dias mi nga xamante ni doon nañu liggéey te tey ci suba mu daal di génn def ab annonce ne Barthélémy Dias daf ko dàq ci foofu nga xamante ni moom doon liggéey moom mu nekkoon nag garde corps bu Barthélémy Dias tey ji ñu fas yéene waxtaan ak moom ci relation bi nga xamante ni amoon na ko ak Barthélémy Dias ak lan moo dox ci seen diggante ba tey ba tax lii am tey dama koy bàyyi bu daal di nuyoo moom Khalifa ñu soog a jàll ci waxtaan bi Khalifa noo def. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Khalifa rappeur la aka làmmiñu askan wi aka noonu naafeq yi alors maa ngi nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di la nuyu yow Mahfous di la nuyu yéen waa Sunugal 24 li waral nax ma gën a tax ma teew fii nii incha allah pour wax parce que wax pour teggi tuuma la waaw parce que teggi tuuma du bëri wax mais setal sa der la waaw te ñun ay gor nañ quoi ñun boo ñu tuumaalee saa waay xoola def nga ñu li ñu metti loo xam ni xëy na ñun tuumaal sax moo gën a metti suñu kaw nga song ñu di ñu dóor wala affaire yooyu noonu quoi xam lu ma la démb dama def benn vidéo annoncé ni parce que homme public là am naa si droit mais d'accord voilà démb vidéo bi démb la nga annoncé ko ni Barthélémy Dias daf la dàq dama bëgg nag nga ñëw ci li waral dàq boobu nga xamante ni dàq nañ ko ñu rappelé que ne yow ci garde corps Barthélémy Dias yi ci nga bokk lan ngeen jot noonu la demee waaw parce que mooy lu ma la wax ma ne la démb dama def vidéo parce que homme public laa te dem naa ba toll foo xamante Barthélémy Dias 2018 ba léegi maa ngi koy liggéeyal te dem naa ba presse ñu bëri même ñu nga xamante nii sax xaw ma leen ñu may feeñu si mbedd bi saa ay xoolal da nga ma koy laaj quoi xam nga ba nit yi xam maax moom xam nga kon su ma demee ba arrêté di ko liggéeyal su ma neexee ma def vidéo wax opinion bi ñëpp xam ni gaan xam nga Barthélémy Dias maax moom nii la fa demee bàyyi naa ko liggéeyal xam nga lu ma la wax loolu moo indi woon vidéo bi gis naa nax ay yenn xajam xam nga di def vidéo naan dañuy tontu quoi te vidéo yooyu ñoon mënuñu sax wax xam nga parce que yaa ngi def vidéo di wax. mais laataa ñuy ñëw ci loolu. laataa ñuy ñëw ci ñi nga xam ne si ni après la xew mais bëgg naa nga ñëw tey ci sa diggante ak Barthélémy Dias lan moo xew tey ba mu dàq. Barthélémy Dias dafa la dàq. Barthélémy Dias déglul rek maa ngi ñëw si lépp naa ko détaillé expliqué ko Sénégalais yëpp. février 2018 laa commencé liggéeyal. avant février 2018 boobu noonu sax 2017. daan naa am ay mission ay Kaolack ay Mbour xam nga noonu la demee sama yenn gars yi woo ma pour ñu ànd dem jàppale ko dem joobal ko xam nga noonu la demee alors dem nañ Kaolack benn élément bu ñu naan Ousmane mooy njool boobu mu tàmm di àndal taxaw na ne ko kii doomu Khoureychi Ba la xam nga xëy na sax gëmu ko woon xam nga alors ñu dem ba benn jamono février 2018 maa ngi fàttaliku benn marché ñu woo ma ñëw ñu dem si marché yi ba pare ñëw di xaar sama xaalis mu ne ma non yow wax naa ak sa papa quoi wax naa ak sa papa si sa ay mbir xam nga léegi dama lay jël nga may liggéeyal man su may génn incha allah naa ko gars yi ñu woo la xam lu ma la ma ne ko ok noonu xam nga rek ak tamit maanaam image bi ñu am ñun sénégalais yi si moom dañ naan kii ku dëggu la xam nga te ku baax la quoi alors vraiment boobu laaj na ma ndax marié nga wala célibataire ba pare laaj ma ñaari carte d'identité ma indi ñaari carte d'identité. ñaari carte d'identité mooy lan luy ñaari carte d'identité. ñaari carte d'identité mooy xëy na ay seen affaire perception yooyu parce que yaakaar naa salaire u mairie affaire yi perception lay dem quoi est-ce que comprendre mais yow ñaari carte d'identité la mooy sama carte d'identité ak carte d'identité ak sama carte d'identité benn sœur waaw koo xamante ni jigéen la si man quoi moom laa jël carte d'identité am xam nga moom ngay déposer à la mairie. waaw loolu pour maanaam affaire de salaire la xam nga salaire waaw ñëpp ñaari salaire nga doon am. non da ngay déglu parce que carte d'identité bu nekk. waaw mais lu tax 40 000 lañ ma si doon jox. waaw c'est ça carte d'identité bu nekk mooy li ma la wax parce que bu nekk salaire. waaw xam nga ni 40 000 benn 40 000 man loolu du ma ko liggéeyal kenn. xam nga lu ma la wax. waaw xëy na du ma ko jàppale. pour ñu mën a génne xaalis ci perception bi pour ñu mën ci génne xaalis. noonu la demee waaw mais loolu maa koy la.
loolu maguy la loolu man sama new si te maîtriser wu ma ko man daal xam nga la laa xam man la laa maîtriser ak la mooy la laa lijjanti man sama liggéey quoi man liggéey ñu fay ma xam nga lu ma la wax noonu la demee alors boobu noonu daf lu leer nañ waxante quoi mu ne ma suy génn bu amee fu muy dem la may woo ma ñëw voilà xam nga loolu noonu saa waay ku la ko wax ak xam nañ joobu garde corps bi nu mu demee xam nga ba pare gaañ chaque mois mu jox la 80 000 ba pare nga bëgg ko jàppale te yàlla tax ngeen bokk xëy na ay vision si maanaam askan bi xam nga di nga ko jàppale xam nga wala alors yàlla def na 2018 ñu ànd ba bi mu amee problème am Dakaractu bañ jàpp ko ba dóor ko 6 mois yi xam nga alors mu yóbbantee si kaso bi nekk man naa ñëw mairie di leen jàppale quoi léegi boobu man xool naa kóllëre parce que maa ngi naan saa yi ñoo ànd ba ñu jàpp ko dugal ko si kaso bi kon garaawul bàyyi may dem mairie quoi di leen jàppale amul solo diggante 2018 ak 2020 yëpp ñuy ànd may ànd si ñoom ak kóllëre ak gore est-ce que ay dégg di xool quoi ne saawaay comme askan bi la fi nekkal xam nga coow du jib quoi nañ ko jàppale te yàlla tax teewul ni saawaay xoola leneen lu may lijjanti samay besoin sax feneen maa ngi ko doon lijjanti parce que man xaalis boobu noonu ñu ma doon jox 80 000 par mois man ñu ma xam nañ ma xaalis boobu musul def saawaay lu ëpp 2 jours si man barki alxuraanul karim est-ce que ay dégg alors dawal nañ ba ay fin 2020 2021 ma gis ko si njëkk ak teraanga ne ko saawaay bëgg naa nga yokkal ma parce que xam nga salaire bi noonu la demee waaw parce que liggéey bi nii xam nga sa xaalis man chaque maximum 2 jours 3 jours lay def si man xam nga te tamit bëgg naa gën a gis sama bopp si liggéey bi xam nga mu ne ma mais yow doo ñëw mairie loolu kañ la loolu fan yee passé la yàgg na xam nga waaw diggante maanaam je pense début 2021 bi la wala fin 2020 bi la période yooyu la man lépp lu may wax ndax saa waay xoola boo amee kaamin léegi ngeen indi ko teg ko lépp lu ma wax sa ñaar teg sama loxo si kaamin waat ko barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wa tallaahi du ma tuumaal te du ma sosal doomu aadama te lépp lu may wax saa waay xoola dara bu si dul dëgg saa waay xoola yàlla na ma yàlla alak yàlla naa gën a alku si sénégalais yi si barki xoola Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass d'accord nga dégg léegi noonu mu ne ma non yow doo ñëw mairie xam nga man ko mais man damay ñëw mairie man gars yi bu ma gis man gars yi bu ma gisul mairie sax dag may woo xam nga te moom sax moom moo santaanoon pour man may ñëw mairie xam lu ma lay wax nii voilà léegi mu ne man léegi naa xool nu may wax ak madame Djité quoi garaawul madame Djité mooy suñ trésorière foofu xam nga ñu dawal benn fin du mois jot ma ñëw di fayeeku ne madame Djité saa yi wax na la samay wax mu ne ma non saa yi waxuma dara si yow xam nga ma rafet njorti quoi ne saa yi xëy na daa génn si xelam wala dara ba bés taayee ne passé li ma lay wax sax yàggul gaa man la sum waay xam nga bés ma ñëw noonu ko de bundu këram am leneen lu ma doon lijjanti fekk na tombe wax moom muy génn benn dimanche la woon di dugg si otoom ma ñëw nuyu ko waxtaan ak moom noonu nice xam nga ba pare ne ko nag xam nga saa waay ne woon nga ma di nga gis madame Djité xam naa da nga ko fàtte quoi mais bëgg naa xam nga yokkal ma affaire yooyu xam nga mu ne ma non temps dañu am ay problème perception mais jàpp leen si rek ngeen góorgóorlu quoi fi ñu jëm moo ëpp solo affaire yooyu xam nga rek nit bu la waxee loolu nga jàpp ni kii góor la xam nga sàmm kóllëre tamit di nga ne non xëy na amul solo parce que man xaalis du dara man dunduma xaalis Baye Fall ñu ma xam nañ ma dunduma xaalis xam na moo ma jaaxal ngor ak kóllëre ak jàmm ak salaam yar ak teggin looloo ma jaaxal loolu nga may jaay pour am ma mais boo ma jéemee jaay affaire de criminel wala association malfaiteur wala dara ma jaay la sama bakkan fu mu yam neex est-ce que dégg léegi ñu dawal dimanche mu wax ma loolu quoi ne ma jàpp leen ngeen góorgóorlu di ma encouragé mais maa toog lundi mardi ñu woo ma ne ma ñëwal léegi nii mairie ma ñëw ñu ne xaar leen Aliou Tall adjoint maire. semaine bi ñu génn de ah. non loolu fan yee passé ma dama bëgg la déglu ma rek. dimanche laa ko wax loolu ñu dawal lundi mardi ñu woo ma mairie fekk ñoom dañ doon réunion si réunion bi mu ne Khalifa dama koy dàq ak beneen élément As maa ngi koy nuyu sama gaan la As depuis 2012 mi nga doon liggéeyal ko 9 ans. ki ngay liggéeyal 9 ans nga xëy bés nii rek dàq ko quoi nga teg ko fan. réewande la wala arrogance wala lala ana kóllëre quoi même contrat bi nga ko signé wul sax mais contrat moral am na da ngay jàpp ni kii nit la boo yàggee xeex ak moom xam nga yàgg reyante ak moom bu demee gaan xam nga yaa ma gën a xam na am nu mu lay jàppale quoi loolu mooy ànduk ngor valeur xam nga ma lay wax ni te gan gi nag il m'a déçu parce que amu ko man nag saa waay na ñëpp ànd ak fena sama new si man ma wéetoo sama dëgg barki alxuraanul karim dëgg rekee mujj est-ce que ay dégg gorewul te amul kóllëre nit ku baax du def loolu nit ku baax du wax ak nit dimanche nan lañ ko yëgal nit ku baax du wax ak nit dimanche yaa ngi dégg di ko encouragé mardi mu ñëw ne da koy dàq après Aliou Tall sax xëy na dox na loolu quoi parce que ñëw na parce que man am naa lu ma metti ne ko nee naa ko man je comprends pas quoi lii ma mënul nekk parce que ay bërki dëm rek mu may encouragé xam nga te mu ne daf may dàq xam nga
ne ay taal ne non xam nga lii seetaan na rek gars yi wax quoi xam nga même gars yëpp sama gars yëpp yi ma ko wax affaire bi metti ma xam nga gars yi xam nga dalal nag ma moo ji ne ma coolul lii seetaan la garaawul ba noonu sax xëy na bàyyi woon naa mu sedd xam nga ma lay wax nii mais dañu dawal nii sometime nii récemment ba mois bi may wax ak yow mois bi saa yi xoolal xam ñëpp xam nañ ni suñu xaalis daa yéex a génn xam nga mais suñu xaalis génn saa waay ñu ne benn carte d'identité nag may jox te carte d'identité benn carte d'identité xam nga 40 000 la nga ma doon fay depuis 2018 naka carte d'identité 55 000 la doon génnee parce que mois bi benn carte d'identité bi 55 000 la génnee 55 000 la nga ma jox est-ce que ay dégg affaire métti ma quoi ma xam ni ñii yàgg nañ teg injustice sama kaw depuis 2018 ba pare di ma jaay affaire quoi xam nga lu ma la wax noonu la demee ba démb gaamal la suma waay madame Djidé sax elle m'a déçu parce que yaay booy laa ko jàppee woon quoi xam nga mais démb mi ngi wax ak man gaamal la suma waay si air bu arrogant air réewande nga xam ni man instant boobu am naa lu ma métti mais su ma ko tontu woon wala xëy na dara xam nga xëy na buggaa lay indi foofu noonu te man xam naa sama bopp dama weex dungu est-ce que ni noonu la demee alors vraiment nag xoola man du ma fa sax xaar nga may dàq yii nii wala affaire yooyu est-ce que ay dégg xam naa samay droit xam naa lépp am naa fulla am naa fayda te kenn yabu ma te kenn du ma yablu te topp ma ko di ko dunguru topp ma ko di ko maral taat topp ma ko saa yi di ko bëri dama koy liggéeyal mu may fay te liggéey may bi ma koy liggéeyal depuis 2018 depuis 2014 maa ngi si liggéey bi liggéeyal naa façon kilifa bu ne Pape Diop local 2014 yi liggéeyal nañ ko Abdoulaye Diouf Sarr liggéeyal naa ko Malick Gakou noonu député maire Ngagne Diop saa bu ma limee damay juum Omar Sy bi nga xamante ni acteur sénégalais nekk France bi mu ñëwee fii Sénégal ñoo doon gérer sécurité am ak ñeneen ak ñeneen ñu dul jeex man liggéey bi saa waay coob naa si façon xaalis bu ne xëy na si moom sax laa ñëw gaan xaw a am tardement mooy loolu lu ma gën a metti gaamal la sumuwaay benn clocharam Moustapha la tudd yow sa papa tuddee la Moustapha ak tur boobu nu mu sellee nga jël tur bi tuddee sa bopp élément Bart yaa alku di tëbaka dal Barthélémy Dias man la sumuwaay lu ñu wax nga génn di sonal nit yi naan Bart yi te bu set munoo sax wax bu set sax man la sumuwaay munoo ko di génn naan da ngay sosal di tuumaal doomu aadama yi démb affaire bi noonu bi xaalis bi mu génnee ma jël sama décision ne damay bàyyi ñi nga xamante ni nii maanaam am na fu ma leen teg décision boobu fekk na dàq na la ba pare Khalifa non man déggoo lu ma la wax man du ma toog nga may dàq nii saawaay wala di ma kiire non xam nga dàqoon nañ ma bi ma dàqee woon gars yi nag Aliou Tall bi mu ñu woowee woon noonu gars yi arrangé problème bi ne xam nga non toog leen ngeen jàpp si ngeen liggéey mais xam nga tamit maanaam koo xam ni sañul jàkkaarloo yow ne la dàq na la jar si yenn ay élément am ay adjoint wala dara xam nga ba ñëw négocier affaire bi xam lu ma la ba pare liggéey bi di continuer mënuñu la jox sa cër mënuñu la jox respecté ñun boo ñu faalewuñ la boo la lijjantiwuñ la ak képp koo mënti doon est-ce que dégg Dakaaru Njaay fii nañ juddoo Jal Joob di suñu maam suñuy papa suñu yaay ñëpp fii nañ juddoo saa waay est-ce que dégg voilà amul lu ma mën jaay si temps bi moom papam moom baayam si boppam di Jean Paul Dias sama gàlle laa nekk chaque jour barki alxuraanul karim moom sax man la sumu waay ay jamono daan na topp paa bi yaa ma gën a xam kon mënuñu ma jaay man lu ma saf xam lu ma la bu dee réewan bi ñoo leen gën a réew téeméeri junni yoon loo leen fi indi saa waay xoolal te gis naa parce que koopul mboq mënoo ko jëw xam naa ay affaire yu jotam te booy woo vidéo mu def boo ko déggee sax di nga xam ni mooy loolu waaw mais fii loo leen fi indi saa waay xoolal seen xaw lay këpp barki alxuraanul karim yoboo ngeen pare bu baax lépp loo leen fi indi seen kaw lay këpp mais Khalifa après toogaloo bi lii xew toogaloo nga xalaat loolu dëmb la ma def vidéo pour xamal opinion bi te ni maanaam d'accord léegi da ngay déglu ma lay relance parce que mënoo rek di wax il faut ma lay relance parce que tamit ñii seetaan aussi il faut ñu xam bu baax problème bi naka la demee mais yow tey bi yëf yi amee et tooguloo nga xalaat yow si roq nga xalaat tey man lan laa war a mën a def tey ba Barthélémy Dias amee bi attitude parce que depuis 2018 yéen a ngi liggéey comme ni nga ko waxee tey lii am est-ce que man def ma foté ma fenn est-ce que ni nga ko doon interpeller aussi est-ce que xoolaat nga ko wala fi nga ko doon defee milieu boobu est-ce que foofu la parce que bu fekkee ci mbedd nga koy fekk wala ci ay nit nga koy fekk naan ko yokkal maag affaire yooyu non tamit loolu est-ce que dañ ko def kilifa dama ni si buntu këram la génn dugg si otoom toog si otoom man ma ñëw taxaw nu ma taxawee nii si oto bi moom mu toog si oto bi est-ce que yow yaa ngi ci mairie bi parce que dama ko nuyu ñuy waxtaan loolu vite fait la matul sax 1 minute matul sax 2 minutes loolu saa waay xoola loolu méttiwul te loolu noonu saa waay man dama ko yàgg wax muy jéem a tricher man xam nga waaw di ma jéem a gëm loolu amul naa waxtaan ak madame Djité ay non doo ñëw mairie xam nga dina mu dugg si saa xam la laa bëgg gaa yi xam que nit dafa lëndëm di tëbaka dal nii di jaay dëggu yi nii di xama di jéem a jaay affaire te ay naafeq nañu parce que mooy xoolal li ma la nettali saa waay xoolal fii dëgg la ko waaye soit da ngay dëggu wala nga nekk naafeq ñaar ñooy kase am si diggante bi amul
parce que munoo wax ak nit ki saa waay dimanche mu gëmloo la ni ne da lay encouragé xam nga jàpp leen si. ba pare gaamal la su ma mardi mu ñëw taxaw ne da lay dàq. xam nga loolu lan la te injustice boobu noonu du man kase de. du man kase xëy na yàgg na ko def ñeneen mais xëy na amaana am na ñoo xamante ni nii saa waay xoolal boo leen laalee rek man la sumbaay xoolal laalaakee. gis nga am na benn élément bu ñu naan Cheikhou Mboub dafa defi formation am nekk garde corps international. nit yi ñu ngi may déglu ñu ma xam ñi xam ñëpp xam na ñu mu demee. doomu Guitambert la pas Guitambert boobu xoolal li mu jàppale Barthélemy Diaz. Barthélemy Diaz bu nekkee maire 2009 ginnaaw yàlla pas boobu xoolal joué na si lu bëri ndax da ko doon jàppale di ko financé. mais pas boobu balaa muy gaañu 2018. man loolu sax récemment nii laa ko yëg parce que ma defee affaire bi ñu bëri dañ ñëw di ma wax seen i injustice xam nga. ne ma non yàlla buur la yàlla day àttee. est-ce que ni pas Guitambert boobu noonu dégg naa dafa ne Barthélemy Diaz ne ko xoola sama doom yi dénk naa leen surtout Cheikhou si yow la nekk te Cheikhou boobu noonu yàgg na liggéeyal Barthélemy Diaz mais récemment nii saa yi dafa dàq Cheikhou parce que xam nga lan ay non dama bëgg léegi nga ñëw wax leen Cheikhou mu ñëw sama kër di fa garder loolu wax la teen ngeen bokk Sika bokk Baobab ëppale nga ko dara Baobab sa baay gënul tekki baayam pas Guitambert du xam ne nu mu mel si réew mi saa waay yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana xam lu ma lay wax ni mu ñëw léegi xoolal dàqu ko parce que dafa ne xaw ma dafa wax gars yi pour ñu ñëw mu ñëw këram di garder booy bi bañ te booy bi du gardien garde corps la garde corps ak gardien bokkul booy bi siisu saa yi dàq ko nit yi wax nañ ba sonn mu ne ba dee du si dal du ko jëlaat dàq naa ko mooy loolu mais yéen xam ngeen loolu ci Barthélemy Diaz comme ni nga ko waxee yàgg na ko def mais lu tax non dama ni la quitté wu leen woon mais il faut ngeen xaar ba ñu dàq leen man loolu yëgu ma ko woon attends uy ma pour mu leer man loolu yëgu ma ko woon yooyu yëpp yëgu ma ko woon ñi ma xam nañ ma si mairie man sama mandu may na ma man su ma ñëwee man nuyoo laay def jàpp sama liggéey wala bu liggéey amul dara ma toog jàpp sama kurus wér di Cheikhou boobu ngay wax Cheikhou Mboub bi ngay wax yéen a doon liggéeyandoo Cheikhou Mboub waaw mu arrêté Cheikhou Mboub ñoo doon liggéeyandoo mais maanaam injustice boobu détail yooyu noonu yëpp yu si nekk tey suba laa ko yëg tey suba la Cheikhou seetaan sama vidéo expliqué ma yu bëri ak ñeneen expliqué ma affaire yu bëri xam nga si laa xam ni nag gan gi yi mu def nii yàgg na ko def quoi xam nga. noonu la demee mais est-ce que da nga fa nekk rek moo tax nga bëgg a xarab. non dama ni la man dëgg laay dund parce que tamit bi nga fa nekkee buñ ne Barth nga yëkkati sa loxo. billaahi wallaahi wa tallaahi barki alxuraanul karim man liggéey laa seqoon ak Barthélemy Diaz man mosuma ko politigal dama leen ngeen xool man nee naa la benn parti politique laa am muy askanu Sénégal. mais daan ko jàppale quand même yow. jàppale boobu xam nga la sécurité rapprochée kese la waaw mais sécurité rapprochée parce que man. fu ñu gisee Barth. man maa dëggu. sincère boo xam ne man bu ma jàppee rek jàpp naa. d'accord naa su ma bàyyee nag bàyyi naa quoi jarul sax ay woote ay négocier yi. bu ma bàyyee woo ma proposé ma salaire 2 millions wala 5 millions par mois bugguma. liggéeyuma bu ma bàyyi naa. mais jàkkaarloo ak man. est-ce que noonu laa dëggoo quoi man yàlla noonu la ma nattoo si dëkku naafeq yi fii. d'accord mais dañuy waxtaan mais est-ce que tey attitude bi nga amee est-ce que mooy attitude bu gën parce que tamit yaag Barthélemy Diaz bu loolu dara liggéey ngeen ay at est-ce que tey da nga quitté ci moom wala da ngeen am ay jafe-jafe nga bëgg a toog tey surtout ci plateau yëpp di yàq deram ak di wax est-ce que tey loolu daw ma benn plateau non yaa ngi def ay vidéo di tasaare ci internet bi voilà moo xam nga léegi laaj na déglu naa la léegi ma tontu la te yàlla tax parce que nee naa la man homme public laa comme li nga wax ñëpp xam nañ ma wax Barthélemy Diaz te pourtant te xoola musuma ko politique la mais dëgg la ni ay injustice su teguwaan si deram wala dara naa génn xeexal ko parce que injustice laay xeex yaa ngi dégg man askan bi laa fi nekkal waaw te ñëpp doomu askan bi nañ est-ce que yaa ngi dégg voilà alors xëy na ok ànd nañ maanaam ba jamono jii maanaam ma gis yu bëri yoo xamante nii daf ma berte si moom ma dem ba xam ni maanaam il m'a déçu xam nga man musuma woon xalaat ni nii la men parce que su ma xalaatoon nii la men xëy na contrat sax dañ koy signé voilà xëy na du ma ko sax joobal est-ce que yaa ngi dégg waaw bi ma demee nag saa waay ba xam ni li fàng kenn du ko jeex ma tegal sama bopp sama bët gis lu leer nañ xam lu ma lay wax nii instant boobu noonu nax ma ñëw taxaw xam ni lii nax ak kii nu mu men maanaam di jéem a nax maanaam nax na ay sama ay naataangoo sénégalais yu dul jeex ñoo xamante xëy na gaamal la sum waaye foog nañ ni kii yaa ma gën a xam moo gën si politiciens yi voilà ñun dañuy dénoncer injustice dañ koy dénoncer rawatina nag nga teg ko suñu kaw der voilà loolu kese tax ma génn pour wane ni gan gi nii kii attention te attention nit dafa lëndëm saa waay billaahi wallaahi wa tallaahi ñu bëri ñu ngeen naan non kii dafa dëggu yii nii ñu si ëpp xoola ay naafeq yoo xamante nii dañoo sol xoola mu bu dëggu nañ noonu la demee mais dëgguwuñu looloo tax ma génn
di wax ak askan bi pour wan ni waa jii nii c'est un faux type xam lu ma lay wax nii parce que ku dëggu du def yenn yi te rawatina man ok moom su muusoon sax moom xëy na insiste na ko teg si yeneen der mais du ko teg sama der parce que man maa ngi xeexal askanu Sénégal man mérité naa leneen ak leneen est-ce que dégg voilà ñun respect nga ñu ameel te xoola respect boo ñu ko amelee te fayoo ñu ko saa waay xoola sant yàlla alhamdulilah foofu fu ñuy dem si temps bi saa ñu koy xoola ñu ñuy jox suñu respect ak suñu cër ba mu mat sëkk Dakaaru Njaay boobu Jal Diop bi mu bëgg nii Dakaaru Njaay Jal Diop ñun la suñuy maam ñoo sant si Jal Diop man sëtu Jal Diop direct la góor gi xaaj yu si Diop bu gël taabe moo jur sama yaay est-ce que dégg sëtu Jal Diop direct la li mu daan dem si xaaj ma taal Diop naan dafay yóbbu ay saaku ceeb ak ay affaire yooyu noonu pour nekk maire xam nga yàlla xam na lépp lu si xol yi Baye Fall xaaj ma tax Diop boobu sama nijaay la même bu ñu miinantewul ak deret yëpp c'est le sang sama deret la Baye Fall man temps fii munoo ma fi jaay lu ma saf non amul fenn d'accord mais Khalifa tey nii ngay waxee vidéo yi ngay def donc est-ce que tey après Barthélémy Dias dina neex pour nga liggéey ak keneen wala dina yomb pour nga liggéey ak keneen parce que tamit ñi fi nekk nii suñu gisee ne Khalifa bi que tey su ma liggéey ak moom parce que ànd boo gis am na tàqalikoo suñu tàqalikoo day taxaw ci place publique bi di yàq sama der wala di ma waxal loo xam ne si nii tamit nekkul ci man est-ce que dina yomb tey après Barthélémy Dias nga mën a liggéey ak keneen. dégg naa la Khalifa moom seetu la Khalifa. seetu la quoi man yàlla noonu la ma bindee man seetu laa man boo ñëwee bëla ma bëla nga ñëw weex ma weex nga ñëw ñuul ma ñuul nga ñëw indi dëme ma indi dëme nga indi baax ma indi baax man loo indi rek fekk ko fi. est-ce que ay dégg man noonu laa men te sama wërsëg nee naa la doomu aadama yoru ko barki alxuraanul karim man ma toog sama gaale kase dew ma fenn sant yàlla alhamdulilah sant yàlla quoi alhamdulilah. saa waay xëy na bu ma génnee di dugg si garde corps wala yeneen ak yeneen saa waay xoola xëy na passion la rek. voilà wala am foo xam ni di nga fa dem si yenn fréquentation ak yeneen est-ce que ay dégg xëy na loolu moo ñu si dugal mais doomu aadama yorul sa wërsëg képp koo munti doon saa waay xoola bi nga ko seexee tànk jaayama la sumbaay mi ngi rafet coloré di am ñuy ànd si ngor si jàmm ak salaam lépp di nice lépp day sax di nice rus naa sax te jomm naa sax maanaam tooñ wala def leneen man moo tooñee doomu aadama mun naa ko xoola sukkal raamal su jootal ko defal ko lépp pour mu baal ma mi ngi noonu Khalifa comme ni nga ko waxee am na ay politiciens yu bëri yoo xam ne si jot ngeen liggéey ki nga mujjee liggéey mooy Barthélémy Dias mais est-ce que tey ba léegi da ngay continuer di nekk garde rapproché di liggéey comme garde corps wala tey da nga am beneen gis-gis wala beneen xalaat boo xam ne si nii am nga ko ci côté maanaam sa liggéey. waaw moom incha allah moom doomu Sénégal la noonu la demee man liggéey bu ma munti am ak képp koo xamante ni maanaam gis naa sama bopp si yow maanaam pour jàppale la naa la mën a jàppale liggéeyal la incha allah est-ce que ay dégg voilà mais mooy lu ma la wax rek man lépp lu ma waay di def na xoolaat bu baax lu may def barki alxuraanul karim lépp lu ma waay di yéene def sax na xoolaat bu baax lu may def waaw parce que du man quoi man li ne si man sax du man barki Bañas est-ce que ay dégg di wax ni nax xëy na lii yëpp mënoon na ñàkk quoi parce que démb dama def vidéo di wax ak opinion bi pour gars yi xam maax moom c'est fini quoi te man bu jeexee jeex na man noonu laa koy dundee xam nga alors benn clochardam boobu noonu naan élément Barth xaw ma xam nga boobu nga xamante ni Sacré-Cœur fii la dëkk booy deux puces yooyu booy bi cappe nañ ko doon wooyee booy yu wooyee di yooyu noonu xam nga ñëw parce que ok moom mi ngi koy fay salaire bu 50 000 si mairie bi xam nga mu am beneen liggéeyam bu muy liggéey banque xam nga bu gorewoon si liggéeyu banque boobu noonu kese lay yem xam nga bu amoon dignité mais non foog mu ñëw di jéem a dugal si boppam si ay affaire de politique. xam nga moom dafay politique dafay liggéey ci mairie bi. moom Barthélémy Dias liggéeyal si ay affaire da wax rek ay sonal nit yi ay ñëw naan mooy élément Barth bu ko teyee mu def ay direct sonal nit yi di wax xam nga waaw te saa ay nit yi dofuñu de fii képp kuy wax bu la nit yi di déglu daa am lu tax ñu lay déglu. parce que dëgg mooy dëgg mais munoo wax di nguun ngaan yow li ngay wax sax leerul mu leer yow li ngay wax yow yëfu naa fekk la xam nga nit yi bëgg la topp. yamal si say sangara Baye Fall demal nga naani say sangara man du maax yow est-ce que ay dégg man sama yëf naturel la billaahi wallaahi wa tallaahi xam lu ma la wax te tey si tey xëy na sax ok am na ñoo xam ne jox naa leen cër ku si mel ni imam Khalifa Ababacar Ndiaye xam nga voilà ay Lamine Niane Koko ay petit ñooñu jox naa leen cër quoi te xëy na su ma xooloon si ñooñu sax mun naa bàyyi mu sedd mais booy dafa def vidéo di yàq sama der ba pare vidéo boo xoolee bu baax di nga dégg si suuf ñuy wax naan xama ay waxal lii affaire yooyu ngeen déglu bu baax xam nga naan xaw ma dama dem xaw ma fan jot xaalis xaw ma affaire yooyu barki Mawlana Cheikh Ibrahim billahi wallahi wa tallaahi xoola bàyyi naa leen ak yàlla na yàlla àtte lépp bu dee dama jot xaalis
pour dal seen kaw yàlla na ko yàlla àtte yàlla na lépp leer est-ce que ay dégg ba pare mu ñëw naan xaw ma démb gars yi dañ la corrompre dañ la jox xaalis ci suuf pour nga attaquer leen barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wa tallaahi saawaay loolu amul nekkoo acteur barki Mawlana Cheikh Ibrahim loolu amul injustice kase nañ teg sama kaw ah ma génn dénoncé loolu kase la billaahi wallaahi wa tallaahi barki alxuraanul karim ak benn nekkuma kenn responsable boo xam ne si tey nekkuma rapport ak benn responsable ñooñu lijjantiwuma leen sax ñooñu du maax ñoom lijjantiwuma leen man si parti askanu Sénégal laa nekk est-ce que ay dégg man Salma ki dégage laa wax Ousmane Sonko bërgi Demba Ndiaye bi nga koy collé motif affaire de viol bi fii laa ñëkk defee interview ma defee interview sax ñu bëri ñu ngi dal sama kaw naan non da nga teel a wax affaire yooyu noonu parce que xoolal amoon nañ vision xam affaire bi fu mu jëm te ñoo taxaw xeex ko si mbedd bi wàcc sur le terrain feneen ak feneen Khalifa Sall papa la si man te ku ma jox cër la ku ma fonk la est-ce que ay dégg man xëy na tey su may nawloo ñooñu yaay nawloo mais mu bëgg ñëw gaan di ma sosal naan xaw ma dama jot xaalis que dama ko wax naan ay wax leen ndax Barth dama bëgg màtt c'est faux démb bi ma génnee si mairie bi gis naa ko dugg si otoom barki alxuraanul karim dugg expliqué ko ne ko booy seen waa ji ndax il m'a déçu quoi wax ak moom expliqué ko lépp nu mu demee mu naan ma non garaawul xam nga bul bàyyi naa wax ak imam naa wax ak Aliou Tall xam nga barki alxuraanul karim xoola loolu la ma wax moom mi naan élément Barth loolu la ma wax mais nee na ñëw di ma fenal na di ma sosal naan dama ko ne ay wax leen ndax Barth dama bëgg màtt di kii Baye Fall man su ma amee fi may màtt sant yàlla maa ngi màtt bu baax màtt bu wow kongu mais feneen man je suis un rapporteur d'affaires en business international loolu xëy na kenn xamu ko si man quoi maa ngi sant yàlla Baye Fall du mën ak yow quoi demal nga continuer bu la neexee nga dem say caga xam nga di dem di martaat di dunguru naan élément diw ñu nee gëm suñu bopp ñun xoola élément Mawlana Cheikh Ibrahim élément Mawlana Bacha Mamour Insa Ruhullahi nañ point jeex na lu si des xoola ñun la ñoo gëm suñu bopp te par force la ñuy dem kenn duñu téye du sax ñu nag yéen mais nag incha allah bu ñu yoroo buñ ko fa yamalee mu jeex parce que da nga ma tooñ ah ma génn exprimé wu mu jeex tant que vidéo yii nii ndax mi ngi continuer ah ba ñu ma si dara te fu mu yam neex noonu la demee Khalifa rappeur la laa mu ñu askan wi noonu naa fekk yi noonu dëmm yi man la sumu waaj tous mi ngi noonu Khalifa rappeur la comme ni ko waxee lamb ji askan bi moom la ñu dalaloon tey ci coow li nga xamante ni dox na ci digganteem ak kii di Barthélémy Dias nekk maire Sicap Sacré-Cœur donc gé ngeen wax ji nga xamante ni wax na ko fii moom nag ci Barthélémy Dias doon liggéeyal nekk comme garde rapproché ci kooku nga xam ne si mooy maire Barthélémy Dias donc nag liggéey doxatul seen diggante dégg ngeen nag li fi am yëpp ci seen diggante je pense que Khalifa leeral na ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni aussi yéen a ñuy topp tous les jours di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen invité. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax